Sénégal nuyu naa leen ñu dellu si ak yéen ci loolu di ànd xeex coronavirus Sénégal fàttali ne bu ñu ko miin ci aw làmmañ bu ñu ko miin ci ab dégg-dégg ba fàtte ko ndax aw loraange mën na cee jip ndax paj mi jamono ji gis nañu ne du am paj du xeexub paj waaye xeexub fagaru ak faggu moom la gën a méngool tey maire bu Saint-Louis moom la ñuy dalal ci anam yi nga xam noonu la ab goxam taxawee muy ministre développement communautaire équité sociale territoriale di Mansour Faye moom la ñu àndal tey en duplex ci anam yi nga xam ni noonu la si sooboo ci ab maire am ab commune am niki noonu ci plateau bi ñu si doon xaar docteur Sidi Ahmed Dia muy médecin du travail du ñàkk ba danañu dàpp laata waxtaanu di jeex bu amul gàllankoor daañu dem ba Guinée Conakry fekki fa Abdoulaye Dabo jokkoo ak moom niki noonu ca Finlande ak Paco Diop di doomu Sénégal buy dund foofu ci tolluwaayu loolu di coronavirus ci réew ma ko dalal laata ñuy tàmbali loolu lépp balaa ñuy door niki nañu ko baaxoo dañuy delluwaat tuuti ci ginnaaw ci suba gi ci yor-yor gi ànd ci ak jëwriñ ji Abdoulaye Diouf Sarr ci tolluwaayu jàngoro ji fii ci réewum Sénégal. tey altine juróom benni fan weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu testu tey ci juróom-ñeent fukki test ak juróom yu ñu réalisé ñeent ñoo ci positif bon nag ñeent ñoo ci am jàngoro ji ñetti ay cas contact yu ñu doon suivre la benn bi moom la ñuy wax transmission communautaire mënaguñ ko lënkaleeg keneen ñu leen di yëgal tam ne tey fukki patient yoon hôpital wér nañu bésu tey bi dañ leen génn hospitalisation ci bés bi ñu yëgal ne donc ñi xamante ne ñi ngi hôpital di faju ñi ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu dooreeg léegi ñaar téeméer ak ñaar fukki juróom benn cas moom la ñu déclaré Sénégal ñi ci wér ndëg juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci génn àddina kenn ki ñu évacué ko bon ndëg ci bésu tey bi ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu tënku bu baax ci li ñu leen di digal pour que xeex bi contre Covid-19 ñu mën ko gagner ci nu mu gëne. Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci réewum Sénégal ci tolluwaayu jàngoro ji fii ci réew mi ñu fàttali rek ne ni ma leen ko wax woon sànq ñu ngi xaar docteur Sidi Ahmed Dia di médecin du travail mu war a ànd ak ñun ci ñaareelu xaaj bi ci laaj yi nga xam ni yittewoo ngeen ko ci ngeen umpale. wala ci loo xamante ni da ngeen ci gën a bëgg ay leeral ci jàngoroy coronavirus waaye lu ko jiitu ñu dem fekki ca fii ki nga xamante ne moom mooy maire bu Saint-Louis Mansour Faye monsieur le ministre asalaamaaleykum. Mansour Faye daañu dikk léegi ak moom muy jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug développement communautaire wàllug équité sociale ak territoriale. waaye tey casquette bi jiitu mooy casquette maire bi di maire bu Ndar di Saint-Louis dana dikk ak ñun ci anam yi nga xam ne noonu la ñuy xeexee jàngoro yu coronavirus foofile niki noonu ni ma leen ko waxee sànq daañu dem ci yeneen i bërëb ñu fekke ko kon maire bu Saint-Louis Mansour Faye asalaamaaleykum. Mansour Faye waaw sëñ Khalifa waaleykum salaam. je devrais dire monsieur le maire. waaw maa ngi lay dégg bu baax. voilà en tant que maire de Saint-Louis. ñu ngi lay dalal ci ànd xeex coronavirus. dëgg la jërëjëf ci invitation bi donc ma koy rafetlu di leen encourager bu baax ci mobilisation bi nga xam ni maanaam jël ngeen ko au niveau de ITV pour gën a mën a xeex lii lëmbe àdduna bi yëpp muy coronavirus. très bien alors foofu ca diwaanu Ndar Géej nga xam ni yaa ko jiite di maire ba. gis nañu ne jamono ji jàngoro ji maanaam stabiliser na foofu amul loolu ëpp loxo ci wàllu woowu ndax mën nga ñu defal situation bi. waaw dëgg la xam nga Saint-Louis temps yële amoon na benn cas bu jëkkoon feeñ tey jii fi may waxee yow yaakaar naa ni ñeenti cas moo fa nekk te le système sanitaire nu mu taxawee. gëm naa ni dafa maîtriser situation bi carrément
parce que premier cas bu mu amee amoon na sax ay quelques cas contact ay cas suspect mais gis na ne suñu borom def na ci sutura cas suspect yooyu amoon yëpp amul benn bu ci am maanaam des résultats positifs donc wane na ni en tout cas donc mbir mi am na stabilité au niveau de Saint-Louis et ñu ngi ñaan lii nga xam ne le système sanitaire au niveau du district sanitaire au niveau aussi donc du comité régional bi nga xam ne le gouverneur de la région de Saint-Louis moo ko jiitee maanaam la mobilisation mën a continuer pour que ñu jël suñu matuwaay yëpp ba nga xam ne lii mooy Covid-19 bañ a yokk bañ a en tout cas law ci askan bi et gëm naa ni en tout cas maturité bu Saint-Louisien yi am doomu Ndar yi am maturité boobu gëm naa ni fu mu nekk ni dana joxe des résultats positifs. xam nañu ne diwaanu Ndar Géej am na centre de traitement mais surtout am na antenne SAMU ndax SAMU ni ngeen ko xamee muy 15-15 dafay def extension pour mën a couvrir Sénégal yëpp mais Ndar bokk na ci diwaan yi nga xamante ni am nañu SAMU loolu tamit bokk na ci facteurs yi nga xamante ni xëy na gën a yombal liggéey bi foofu n'est-ce pas. non seulement am na SAMU mais dafa am une mobilisation générale bi nga xam ni tous les acteurs de la santé ñoo nekk ci mbir mi parce que xam nañu Ndar am na d'abord y a le district sanitaire avec madame les centres de santé yu nekk au niveau non seulement de la commune mais aussi au niveau du département léegi y a l'hôpital de Saint-Louis nga xam ne moo nekk au niveau du quartier sud du nekkul hôpital bu ndaw hôpital bu mag la am tout le personnel de santé yi nga xam ni dañoo takku nekk benn et di travailler en toute solidarité donc loolu mooy indi maanaam cas yu bépp cas bu am Ndar non seulement dana am diligence mais la prise en charge day gaaw efficace donc loolu aussi dafa nekk lu am solo et loolu les populations de Saint-Louis doomu Ndar yi non seulement dañ ko xam mais aussi nuñ koy suivre donc lu ci des mooy continuer ci dynamique bi c'est vrai que le système sanitaire am na c'est vrai que les infrastructures sanitaires au niveau de Saint-Louis laaj na yokk parce que aussi hôpital Saint-Louis dafa nekk hôpital yu gën a yàgg en termes d'âge ci au niveau du Sénégal donc loolu gëm naa ni en tout cas état bi dana ci gën a dugal loxoom pour que l'hôpital de Saint-Louis en tant que tel nekkat un hôpital de référence en termes d'infrastructure en termes de relèvement de plateau technique loolu aussi disons le président de la République am na ci sensibilisation bu leer nañ te am na un jour yónnoon na sax le ministre de la santé mu ñëw Saint-Louis xool Saint-Louis maanaam l'état d'avancement en tout cas donc nga xam ni moom nekk au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Très bien alors sur le plan économique ci wàllu koom xam nañu ne napp gi lu am solo la foofu la ci diwaanu Ndar jamono ji ana lan mooy tolluwaay bi par rapport ak mbokki mool yi nga xam ni ñoo yëngu foofu. mais xam nga temps yi activité économique dañu wàññeeku amul activité bu nga xam ni feebar bi dalu ko donc parce que mool yi dematuñu maanaam Mauritanie nappi dematuñu quasiment géej napp donc ñëpp a ngi toog loolu dafa nekk situation économique boo xam ni metti na gëm naa ne aussi état bi à travers le ministère de la pêche xam na loolu xëy na ci lii nga xam ni maanaam état bi daf ko génnee ci ay koppar pour mën a xeex bépp gàllankoor bi nga xam ne Covid-19 bi indi na ko gëm naa ne aussi napp bi dana ci bokk parce que Guet Ndar bi nga xam ni fa la mool yi dëkk dafa nekk quartier boo xam ni population bi macha allah donc pour napp bi doxul rek maanaam foofu du dox te fu mu nekk nii napp bi doxul donc dëkk bi xaw na metti mais ñu ngi koy vivre ak dignité ak ngor parce que situation la boo xam ni dafa dal àdduna bi yëpp rawatina nag Sénégal comme góom la boo xam ni foo laal mu metti donc ñu ngi koy daal di ko dékku ak gëm yàlla ak ànd ak ngor mais xam naa ni état bi à travers appel bi nga xam ne lancé naa ko daañuy gën a gestu maanaam askanu Guet Ndar askanu mool ñi nga xam ne ñoom ñooy dundal économie Saint-Louis parce que la pêche mooy dundal Saint-Louis pêche bi c'est une activité majeure au niveau de Saint-Louis bu pêche bi doxul rek lu bëri du dox Saint-Louis mais ñu nga fa ak suñu dignité toog di xaar parce que nattu la boo xam ne suñu borom moo ñu ko teg nattu bu amee nag da nga koy nangu jàpp ci yàlla ñaan suñu borom nattu bi gën a gaaw a jeex. Amin alors très bien lu jëm ci wàllug nekkinu askan wa foofule ca diwaanu Ndar gis nañu ne quartier bu mel ni Guet Ndar par exemple ban approche ngeen indi pour ce confinement partiel bi mën a matale foofu la nga xam ne quartier populaire la.
waaw xam nga Ndar dafa am particularité ci Sénégal parce que dafa jëkk nekk dëkk bu am commune donc dëkk bu am administration dëkk bu xamee administration day nangu administration loolu nag depuis le président de la République jëkki joxe ay restrictions la population seen biir di nga doon jéem a mettre en œuvre application wu maanaam restrictions yi la donc loolu dafa nekk ci culture doomu Ndar respecter maanaam instruction wala directive wala tegtal yi nga xam ni nguur gi daf koy joxe donc loolu Ndar mosu ci am benn problème rawatina nag ba nga xamee ni couvre-feu ñëw na état d'urgence ñëw na boo génnee 20h doo gis picc buy dox ci mbedd mi ci Ndar amul ñëpp a ñibbi à 19h30 dootoo gis kenn ci mbedd mi 20h amul kuy gën du taxawal Ndar c'est vrai moo nekk quartier bu gën a peuplé maanaam sax ci Afrique de l'Ouest mais doo gis kenn ci biti parce que nit ñi dañoo respecter non seulement lu administration di wax mais xam nañu lii état bi wax seen njëriñ la buñ ne nañu moytu maanaam dajaloo bi nañu moytu taxawaalu bi nañu moytu maanaam nuyoo bi ku ci nekk ci Ndar léegi amul kenn ku ko respecté wul même booy dem juma wala juma amul même des fois keroog dem naa ñuy jullee néew mais dañu toog respecter la distance sociale distanciation sociale noonu ñu ko waxee nit ñi seen bopp ñoo ko doon la distance loolu dafa nekk lu am solo nekk tegtal bi nga xam ni doomu Ndar yi xam nañu maanaam lan mooy état ak luy état di wax ak luy état di santaane. donc vraiment à Saint-Louis moom mën naa wax ni tous les dispositions yi nga xam ni jël nañ ko ci wàllum tegtal bu nga xam ne état bi joxoon na ci wàllu restriction ak couvre-feu doomu Ndar yi topp nañ ko à 100%. léegi au plan pratique maintenant moo xam ci marché yi moo xam ci biir koñ yi ana nan la maire bi taxawee ngir fàgg bi ñuy wax parce que jàpp nañu toujours fajkat yi wax que du xeexab faj waaye xeexab fagaru la yan disposition ngeen jël pour accompagner doomu aadama yi foofu ci fàggu gi moo xam ci raxasu bi moo xam ci sensibilisation bi. waaw xam nga seen njëlbeen ba mu amee man dama woo la jeunesse saint-louisienne ñu bokk amul dara loo xam ni maanaam ba am na barrière seen diggante ñii les mouvements la ñi ngi ci opposition ñi ngi ci ay association ñëpp ñu ñëw ma ne leen lii suñu mbir la il faut que ñu mën ci jouer suñu rôle wax leen ma lu ngeen bëgg ak nu ngeen ko bëggee ñu ànd def ko lépp lu mu leen mën a accompagner pour soobee suñu borom dinaa ko def donc jeunes yooyu ñoo jóg occuper les 33 quartiers de Saint-Louis c'était plus de 300 jeunes divisés wu ñu jox leen ay jumtuwaay ñu dem dugg ci quartier dugg këroo kër pour sensibiliser population yi par rapport ak les bonnes pratiques raxasu bi distance bi wala nga jël sa masque moytu yenn regroupement yi loolu yëpp ñu koy wane di ko seeti di seet les maisons kër yeeg këroo kër di ko fa dugg di ko wax loolu dafa indi un résultat positif maanaam ci population bi nu mu réagir marché c'est vrai marché kenn tëju leen mais aussi les mêmes groupes dugg nañ ci marché yi expliquer nit ñi wax leen lii seen njëriñ la parce que bu fekkee musiba bi dal na kenn ci biir marché maanaam mardi donc nit ñi comprendre nañ ko am nañu taxawaay boobule et donc mu joxe résultat lu ma ci gën a yéeme mooy toutes les couches de la population dañu mobiliser wu. Première chose dama ñëw ñu les présidents de conseil des quartiers jokk ñëw non seulement manifester seen disponibilité mais indi ndimbal lu ñu war a jox askan bi les délégués de quartier am na des jeunes yoo xam ne ñi ngi ci quartier yi am na un groupe tudd nekk doomu Jolofin indi les imams et oulémas les bàjjanu gox le conseil municipal démb imam Abdallah Cissé boo akar Madior Cissé mu indi ndimbalam d'autres personnes ressources ñëw indi maanaam am na yoo xam ne su may continuer de lim damay juum mais lu ma ci yéeme donc mooy la mobilisation démb sax waa Gendar baraag ba indi nañ seen ndimbal ni loolu dañ koy dugal ci xeex bi loolu wane na ku jóg indi ndimbalam xam nga ne am na loo xam ne mi ngi koy doxal fu mu dëkk mi ngi koy doxal quartier am mi ngi koy doxal diwaanam donc su ma continuer di lim xëy na damay juum mais loolu dafa wane ni y a une mobilisation citoyenne générale au niveau de Saint-Louis marché yi ñëw nañu tous les marchés de Saint-Louis dañu dajaloo ñëw indi seen ay ndimbal pour jàppale askan bi ci wàllum détergent ci wàllum gel wàllum eau de javel wàllum saabu donc loolu dafa nekk loo xam ni dafa nekk lu encourageant parce que bu mbir amee ñëpp jóg ku ci nekk ci loo mën ak loo mënul nga dugal ci sa loxo jàpp ci loolu dafa nekk loo xam ni en tout cas dafa fort
gëm naa ni xaw ma am na beneen dëkk wala amul beneen dëkk mais Ndar moom loolu moom am na fa. population yi nga xamante ni ay déplacé lañu woon daanaka mooy ñi ñu nangu woon géej gi nangu woon seen kër si jamonoy inondation yi danañ faral jamono ay jafe-jafe jamono ji lan mooy seen tolluwaay ak jàngoro ji ak état bi ñu nekkee woon foofu. non xam nga ñooñu je pense ci ñu ëpp chance ci Ndar ci lañ bokk parce que dañu nekkoon dëkku ci taatu dex gi taatu géej gi jël seen kër. ñu yóbbu leen ci ay tentes yoo xam ni peut-être dëkkuwaay bi xawoon na am nu mu demee mais dans le cadre donc am na programme boo xam ni Banque mondiale moo ko indi Ndar tuddee ko WACA mu defaral leen ay lu ñuy wax ay unité mobile yooyu ñu yóbbu leen benn gox ci au niveau du département Saint-Louis ci yoonu université bi tuddee ko Jugóob ñu defal leen fa loo xam ni vraiment dafa améliorer considérablement seen qualité de vie donc non seulement foofu du taa parce que suuf la waaye unité mobile yooyu ñu leen defal maanaam moo gën sax nañ ma jéggal tu ñu ci nekkoon bu ñu nekkoon avant te dañ ci kontaan loolu wane na ni en fait seen jafe-jafe yi ñu amoon ak lu ñu jànkoonteel au moins solution am na ci solution boobu nag ba ñuy fàttaliku ba muy am mooy ba président Macky Sall invité le président Emmanuel Macron ak le président de la Banque mondiale Jim Kim ñëwoon fii donc maanaam gis avancée de la mer jafe-jafe yu mu amoon ñu indi ci proposer solution donc le projet WACA moo defar les unités mobiles à travers l'ADN aussi France defal di présentement nii maanaam posé nañu les travaux de réalisation benn digue de protection buy mën a aar au niveau de Guet-Ndar damay rappeler la première partie digue boobu état bi moo ko defaroon pour aar te goxu Mbaaj jusqu'à sanc ba léegi sanc ba Guet-Ndar ba dem ba ci armeel ya donc foofu France moo koy defar donc wane ni pour ci wàllum protection côtière maanaam Saint-Louis dana ci am avancement yu bëri parce que en plus am na beneen projet boo xam ni ñu ngi koy doxal pour gën a aar Ndar ci wàllum géej gi mais maanaam sinistre yi nekkoon en tout cas Guet-Ndar ñu indi leen xaar yàlla tey jii fi may waxee yéen ñoom ñi ngi sant suñu borom te gëm naa ni aussi mesures yu ñuy jël dans le cadre donc lii feebar bi lëmbel ñu ñoom seen bopp ñu ngi koy observer parce que ñoom ñëpp c'est des citoyens yoo xam ni ay doomu Ndar lañu xam nañu administration te dañuy topp directive bi nga xam ni état bi joxe na ko. Très bien alors du ñàkk en tant que maire bu Ndar di nga waxtaan ak autorités sanitaires yi nekk foofu nan la ñuy projeté woo par rapport ak ayubés yi ñu dëgmal ci tolluwaayu jàngoro ji foofu parce que xam nañu ne Ndar tamit dafa nekk ci frontière pratiquement parce que moo nekk au nord du Sénégal am nañ ay jaar-jaar yoo xamante ne nii mën naa am ba ci biir géej gi par exemple ndax nemmeeku nañ ko keroog ci Bargny. bon loolu au départ amoon na mais gis nga le gouverneur de Saint-Louis dafa jël ay matuwaay yu mat sëkk parce que Ndar c'est vrai am na frontière ak Mauritanie te benn dëkk la ñun ñëpp bokk nit ñi am na ñu doon jógee bitim réew jaar Mauritanie bugg ñëw egg Saint-Louis donc loolu au départ xëy na amoon nañu yoon jàll mais fii ma waxee yow tous les points de passage bloqué nañ leen ba nga xam ne amul kenn kuy dem amul kenn kuy dugg. wax naa la dex géej gi aussi kër mënut fa jaar parce que ñu doon dem dematuñu amatul kuy dem parce que Mauritanie si boppam sax dafa fermer frontière am donc amatul gaal buy dem amatul gaal buy ñëw donc mën naa wax ni fu ñu toll nii ci lu ma xam ak ci lu ma gëm ci lu xam ne aussi les autorités territoriales à travers donc l'administration le gouverneur mesures yu ñuy jël donc aar nañu la frontière de Saint-Louis ba nga xam ni kenn mënul dem kenn mënul dikk et loolu day permettre maanaam ñu xeex feebar bi nga xam ni mooy Covid-19 les cas importés doon ci am lu bëri comme léegi frontière bi tëj na gëm naa ni fu mu nekk nii cas importé dootu jaar maanaam entre la frontière fële ci nord de Saint-Louis. alors monsieur le maire Mansour Faye dina la bàyyi ba si kanam ma dellu si waat ak yow ci ñaareelu xaaj bi pour ñu cof tuuti rek ci sa casquette ministre parce que daanaka am nga cër bu yaatu. ci xeex bi. parce que xam nga ne yow yaa yore développement communautaire équité territoriale ak sociale muy tollatle askan wekk yu ni méngool
donc am na benn polémique bu amoon ci ayu bés bi xëy na nga dellusiwaat si ci ay leeral ak yeneen yow war a baaxee sénégalais yi ci ay xibaar yu war a mën a dalal seen xel waaye balaa ma lay bàyyi du ñàkk ba loolu sax laa waroon a dooree ñu ngi lay massawu di massawu mbooleem Ndar ki ñu ñàkk muy Golbert Diagne di bàyyee su ñun ndax coloré gu ñu séq ak doom ja di Malal Junior Diagne te jotoon na liggéeyandoo ak moom donc ñu ngi leen koy jàll di leen si massawu te it du ñàkk bu fekkente ni am nga yéene jottali ko itamit sam njaal wala yu demee noonu parce que yow yaa daanaka sab dëjë ñu bàyyi la ñu tëjaloolu première partie bi laataa ñuy oññeekuwaat. xam nga Golbert moom maanaam dafa nekk perte bu rëy waxuma sax Ndar mais lu raw Ndar parce que moom laa gis Saint-Louisien boo xam ni maanaam pratiquement carrière am yëpp Ndar loo ko defee donc moom dañoo wax ni benn parti politique la am mu tudd Ndar lépp lu baax Ndar mi ngi ci lépp luy defar mi ngi ci woon donc dafa nekk perte bu rëy man dafa nekkoon sama parrain dama ñëw miin ma koon au départ pourtant xamoon naa ko mais miin ma koon en tant que doomu Ndar xamoon naa Golbert parce que Golbert amul ku ko xamul woon mais dama ñëw suñu borom dénk ma mairie bi mu ñëw uuf ma di ma protéger di ma conseiller di ma aar te am na loo xam mën naa ko wax keroog ba ñuy tàmbali il y a 10 jours ou 15 jours les sensibilisations ci wàllum les bonnes pratiques ci coronavirus dafa ma fekk quartier nord moom moo taxaw di nekkoon ci otoom ci ginnaaw xàmmee ma ko woon sax mu woo ma ñëw mu ni lii ngeen di def kat lu baax la ñaanal ñu ci laa ko mujj teg bët loolu je pense que message bu fort la te ñaan boobu ñu ñaaloon pour que lii nga xam ni mooy xeex bu ñuy xeex coronavirus suñ mu def borom def mu jóge fi gëm naan loolu dana fi jóge nu mu gën a gaaw di ko jaal njabootam di jaal jël njaal yi di ko teg ci loxo Malal mu jottali ko njabootam yëpp di ñaan suñu borom teg loxoom ci njabootu Golbert Diagne en tout cas ñun au niveau de Saint-Louis keroog maa ngi koy waxtaanee comme maanaam le conseil municipal lu ma metti mooy Golbert doon wax tuddee leen ma dara avant may génn àdduna tuddee leen ma dara avant may génn àdduna mais suñu borom moo def mu génn àdduna te tuddooñu ko mais ñun dañu xool au niveau du conseil municipal ban rëy bu rëy boo xam ni lañ koy tuddee Golbert mu nekk loo xam ni turam du fay en tout cas ci Saint-Louis ba ilaa yawmi diin. jërëjëf monsieur le maire ñu lay gërëm di la sant di la jox daje si kanam tuuti rek laataa ñu jeexal émission bi si ñaareelu xaaj bi kon xibaar baa ngoog fileek lu néew rek bu sobee suñu borom Golbert Diagne boulevard bu yaatu ca diwaanu Ndar dana uyoo aw turam ci kàttanu borom bi ngir delloo ko njukkal kon balaa ñuy sorey dañuy rek daal di xooli askanu Sénégal ñenn si ñoom nan la ñuy dundee loolu di couvre-feu bi nga xamante ni ci état d'urgence bi te ñu daal di koy yokkandi ba ñeenti fan ci weeru mai. lenn ci ay jukki yu Abdourahmane Ly amal ñu teewlu leen. asalaamaaleykum waa Sénégal je m'appelle Abdoulaye Ndiaye maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam je fais cette vidéo pour vous parler un peu comment on vit le couvre-feu wax ci aussi suñu point de vue ni ñu ko gisee voilà concernant le couvre-feu suite mu nekk ci décision boo xamante ne ci gouvernement bi la jógee te li ko waral mooy crise bi nga xamante ni moo frappé àdduna sax laay wax parce que kenn rëccu ci fi mu toll nii plus particulièrement au Sénégal ñuy wax suñu xalaat ak suñu gis-gis nan lañ gisee li nga xamante ni moo di couvre-feu bi maanaam à partir de 20h à 6h du matin ku nekk toog ci biir këram voilà parce que soo xoolee d'une part baax na parce que dina permettre aussi sécurité bi déjà nit yi gën a am sécurité parce que contrôle yi ñu ngi ci biir koñ yi y a la police et tout ñu ngi contrôler mais soo xalaatee d'une autre part aussi di nga ne voilà dina impacter ay nit aussi ci seeni activités. Après le boulot tu rentres chez toi pour ressortir juste le lendemain par exemple si je prends mon cas su ma wàccee damay toog sama kër su ma xëyee demaat liggéey ji su ma wàccaatee c'est la même chose c'est la routine en fait on peut dire mais tey jii soo arrêté say activités le soir pour nga reprendre ko dans la journée c'est pas que le virus bi dafay arrêter la journée pour muy fonctionner pour muy circuler le soir. Du coup je trouve que ne côté boobu noonu mën nañ ko reprendre à tuuti xoolaat ci gënaat ci réfléchir gënaat ut ay mesures yu ñu ci mën a ut vraiment mais concernant couvre-feu bi plutôt
Je trouve que voilà, c'est pas une bonne idée parce que virus bi c'est pas que le soir lay circuler, arrêter le lendemain. C'est voilà, c'est mooy loolu kenn mënu ko maîtriser comme je l'ai dit. ànd xeex coronavirus ni ma leen ko waxoon ci njëlbeen dañu dem ba Finlande fekki fa kenn ci juddub réew mi Paco Diop ngir mu waxtaan ak ñun ci anam yi nga xam ni noonu lañ koy dundee foofu ak digganteem ak réew mi ci jamonoy coronavirus bi Paco asalaamaaleykum Paco Diop ndax yaa may dégg Paco Diop yaa ngi Finlande est-ce que yaa ngi ñuy dégg man dégguma la. dafa sore. maa lay dégg bu baax. waaw kay Paco très bien alors Paco ginnaaw bi ñu la nuyoo. dalal jàngoro ji ci réew moom nga xam ni moom moo la dalal ci jamono ji. yaa ngi may dégg bu baax waaw maa ngi lay dégg Paco. allo. maa ngi lay dégg bu baax. allo Paco maa ngi lay dégg lan mooy tolluwaayu jàngoro ji foofu ca Finlande balaa ñuy tàmbali waxtaan bi. waaw d'accord Khalifa nga may ma rek parce que dama bëggoon na balaa may tontu sa question. dëgg ci ñuy wax Mame Golbert bi ma déggee nouvelle bi mu fekk ma fii Finlande wax dëgg yàlla comme sénégalais bu nekk Sénégal wala mu nekk bitim réew. am nga lu la naqari quoi donc maa ngi koy jaale bépp Sénégalais du waa Saint-Louis kese parce que Golbert Diagne je pense que moom patrimoine national la woon. donc pour tontu sa question instant bi nii Finlande situation bi am nañ lu mat 32 800 personnes yoo xamante ni dañ leen testé positif si 32 800 personnes yoo xam dañu leen testé astafurlah 1400 et quelques ñoom lañ testé positif si 32 000 donc 2400 yooyu noonu instant bi 27 d'après les chiffres officiels 27 personnes ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan. très bien alors Paco Diop foofu sa Finlande ñaata sénégalais à peu près la ñu xayma yu fa sanc. Bon chiffre boobu mënuma la jox chiffre exact bi parce que en fait sénégalais yi dëkk Finlande fii bon dañuy dëkk si diverses régions lañ nekk man fi ma nekk fii maa ngi dëkk ancienne capitale u Finlande bi ñuy wax nous sommes une dizaine fii nii donc te ñun ñëpp ñu nekk fii sénégalais ñëpp ñu ngi si jàmm ci li ma xam man. Très bien est-ce que amoon ngeen ay habitude naturellement en tant que sénégalais yi dëkk foofule ci Finlande actuellement ak coronavirus bi est-ce que confinement partiel ngeen am wala confinement total bu mu ci mën a doon nan ngeen koy organiser nan ngeen réajuster mbir mi. waaw Finlande fii en fait je pense que gouvernement bi dañoo jël ay mesures yoo xamante ni yu clair la. duggaguñu si yenn état d'urgence extrême parce que en fait fii aussi xam nga droit de l'homme dañ koy respecter bu baax ça veut dire que gouvernement bi mesures yi ñu jël moom mooy restaurant yi place publique yi dañ ko tere restaurant yi dañ ko tëj nit ñi instant yi nii mënuñu dem si restaurant yi di lekk mën nga dem par exemple si restaurant jënd fa jëlee ko foofu yóbbu ko sa kër école yi dañ ko tëj mais aussi ubbi nañ jardin d'enfants yi les raisons pour laquelle ñu ubbi ko moom mooy que ñi nga xamante ni médecins yi infirmiers yi policiers yi sapeurs pompiers yi ak ñenn liggéeykat yi nga xamante ni société bi instant bi daf leen soxla ñoom il faut que seen doom yi am ñu leen di surveiller quoi man en fait si loolu laay liggéey je suis enseignant yi si benn jardin d'enfants bu nekk fii donc place yooyu mënuñ ko tëj mais mesures yu gouvernement bi jël aussi moom mooy que ñëpp il faut que ñu toog seen kër ñi nga xamante ni liggéeyuñu instant yi dañuy toog seen kër ak seen i doom c'est pas une mesure boo xam ne dañ leen forcer pour que amuñu droit yóbbu seen doom ci jardin d'enfants yi mais
mais li ñu bëgg foofu noonu rek moom mooy éviter que virus bi propagé wu quoi. am na beneen mesure draconienne bu ñu jël moom mooy dafa am benn région boo xamante ni en fait taux bi foofu dafa élevé de telle sorte que il fallait que gouvernement bi tëj ko donc région bi ñu ngi soudainement am nañ plus de 1300 cas loolu moo tax il fallait que ñu tëj ko instant bi foofu région boobu noonu nit ki mënul génn wala mu dugg à moins que mu am une permission spéciale quoi. Très bien alors Paco jamono ji ñu toll nii yéen a ngi jot information yi Sénégal nan ngeen appréhender situation bi en tant que expatrié en tant que émigré nan ngeen gisee Sénégal jamono ji digganteem ak jàngoro ji. waaw bon man maa ngi koy suivre de près parce que maa ngi lire journaux yi di seetaan télé fii nii sama xel xaw na daal tuuti bi ma déggee sànq maire Saint-Louis aussi je pense que nit bu dal la te ni mu waxee noonu en fait kilifa noonu lay waxee je le connais pas maa ngi koy soog a gis mais moment bii nii li Sénégalais yi soxla citoyen monde bi kenn ku nekk lu ñu soxla moom mooy nit yi dal waaw bépp moyen bi nga xamante ni day tiital population mënul nekk moyen bu efficace parce que lii benn jàngoro boo xamante la daf kenn xamul fu mu jóge xam nga dégg naa ñu bari di wax ay théorie yu bari que est-ce que comprendre nga lii ça n'existe pas wala dara mais li ma mën a wax moom mooy dëkk bi ma dëkk man Finlande fii nii les choses ont été prises au sérieux parce que dafa am monde bi boo xoolee chiffres yi tey bi ma ko xoolee ba pare y a 1,7 personnes yoo xamante ni en fait ils ont le virus donc loolu du caaxaan quoi du foofu donc man li may ñaan mooy rek fële sama dëkk bi nga xam ne fa laa jógee fa laa juddoo yaroo fa jàngoo fa muy Sénégal que nit ñi jàppalante comme nit ñi xam ne ni ensemble si la ñu mën a xeexee virus bi quoi du benn nit kese moom moo mën a xeex virus bi il faut que kenn ku nekk xam lan mooy sa responsabilité il faut que nga am un devoir civique boo xamante yow nga xam ne virus bi mën ko am te feebaroo te dara jotu la loolu moom moo tax ñu naan la distanciation sociale bi ñuy wax loolu moo tax nga war a mën a toog sa kër parce que mën nga nekk bien important mais bu fekkee ni toogoo sa kër mën nga jël virus bi jox ko ay nit yoo xamante ni dañu feebar wala nit yoo xamante ni dañu màgget nit ñoo xamante ni virus bi bu leen dalee wax dëgg yàlla mën nañ si perte seen bakkan wala ñu am si ay tolof yoo xam ne ni ëllëg mën na leen yàqal seen adduna te fii Finlande en fait li ñu seetlu moom mooy jeunes yi ñoom ñooy gën a am c'est plus facile pour jeunes yi contracter virus bi parce que jeunes yi ñoom ñooy bouger tout le temps fii nii mag yi xam nañ déjà que ñoom lan la ñu war a def donc les adultes ils savent ce qu'ils doivent faire mais responsabilité bi je pense qu'il faut que ñu wax ak jeunes yi attention si lan mooy seen rôle nan la ñu mën a def pour combattre faire de telle sorte que virus bi mën a propager wu quoi. jërëjëf Paco Diop ñu ngi lay gërëm di la sant bu fekkente ne ni amul lu ñu la laajul nga bëggoon ko see yokk mën nañoo tàggoo. waaw maa ngi lay gërëm Khalifa maa ngi lay gërëm bu baax parce que moi j'ai bien aimé titre bi nga tuddee émission bi pële Sénégal il faut que ñëpp booloo moment bi li ma bëgg a wax c'est pas un moment pour faire de la politique parce que réew mi yëpp la touché ñëpp a jaaxle virus bi bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul kenn même bu ñu waxee ni personnes âgées yi lay gën a mën a touché wala seen adduna si la gën mën na leen causer en fait ay état yu xaw a grave mais aussi ça veut pas dire que jeunes yi wala xale yu ndaw yi mënul def effet yu bon si ñoom donc ñëpp ko war a daw ñëpp a war a fexe def lépp seen kamtalaay kattan que virus bi du lor ay doomu aadama yi nga xamante ni donc
maa ngi leen di gërëm di nuyu waa Sénégal di la gërëm Khalifa si invitation bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Paco Diop nekk fële ca Finlande di jullub réew mi nekk foofule fële daane dooleem doon ñu indil taxawaay bi foofu ca réew ma anam yi nga xam ne noonu la fa jàngoro ji tëddee waaye tamit ñoom en tant que sénégalais nan la ñu gisee anam yi réew mi war a taxawee moom dégg ngeen ko léegi. dañuy dem ba tey ca bitim réew waaye lu ñu soriyul dara ca Guinée Conakry ñu ngi doon jéem a jokkoo ak moom. démb bërka démb kon ci samedi ji sotti turoon muy suñu doyen Abdoulaye Dabo di daskatu xibaar jamono ji nekk ca CIS TV ca Guinée Conakry Abdoulaye Dabo salaamaaleykum allo le doyen ndax yaa ngi ñuy dégg. waaw maa ngi lay dégg bu baax. waa kay Abdoulaye Dabo yaa ngi Guinée Conakry jamono ji en tant que sénégalais foofu ca Guinée. boo gisee jàngoro ji ni mu fa tëddee lan nga ñu ci bëgg baaxee ci ay xibaar ngir ñu xam tolluwaay bi parce que fii ci Sénégal aussi am na population bu am doole bu Guinée bu fa sosoo bu fi nekk fii ci réew mi loo leen mën a baaxee tey ci ay xibaar ci li fa gën a fës foofule ci coronavirus bi. waaw jërëjëf Khalifa xam nga jàngoro ji moom bi mu feeñee fii ak léegi defe naa 2 semaines la en tout cas 2 semaines après Sénégal waaye fi ñu toll nii ñu ngi ci 121 cas kon gis nga dafa yéeg de façon très 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 rapide muy loo xamante ne bon épargné wul benn réew ñëpp a ngi ci biir maanaam kon nag loolu mooy première nouvelle bi nga xamante ne mun nañ ko wax. Dépistage yi nag ñu ngi continuer avec l'ANSS maanaam agence nationale sécurité donc sanitaire ñoo yor mbir mi fii di ci liggéey ak yenn organismes internationaux yi ak gouvernement bi pour lijjanti lépp loo xamante ne moo aju ci mbirum coronavirus waaye nag fi mu nekk nii defal nañ ci ñaari centre bi nekk Nongo ak centre bi nekk maanaam hôpital bu rëy boo xamante ne hôpital Donka la tudd donc pour le moment ñi nga xamante ne testé nañ mettre leen en quarantaine fa lañ nekk gum en tout cas boo ko xayma daal mu nekk 121 personnes maanaam téeméer ak ñaar fukk ak benn nit ñoo xamante ne ñoo nekk en confinement en quarantaine fu mu nekk nii ici ci Conakry. Très bien alors gis nga ni fii au niveau du Sénégal dinañ si ñëw léegi am na ay dogal yu nguur gi jël président de la République état d'urgence bi couvre-feu bi ak yeneen i dogal yoo xamante ne ànd na ak moom ba ci maye courant bi ak ndox mi si tranche sociale bi diirub ñaari weer foofule en Guinée yan dogal yu ni méngool moom la autorité yi jël wala amagul. waaw en fait dogal yi ñu fi jël à part couvre-feu bi couvre-feu bi moom di ko dalee 21h ba 5h du matin bu loolu passé wàllu transport aussi laal nañ ci tuuti parce que bon ne taxi collectif moo am maanaam dañ daan jël ba ñeenti nit ci ginnaaw ñetti nit ci kanam donc loolu yëpp dañ ci jóg moto yi tamit dañ ci gis ñetti nit ba ñeenti nit ci benn moto loolu yëpp ñu ngi ci xeex bu baax pour nit ñi bañ a dajaloo en même temps tëj nañ école yi mais mesures sociales yi nga xamante ne Sénégal jël na ko maanaam pour gunge li nga xamante ne mooy yenn contraintes yi fii amagul mais nag ñu ngi ci état d'urgence bi ñu ngi ci couvre-feu bi 21h 5h du matin ñu ngi ci diminution des comment dirais-je ci nga xamante ne moom la transport public yi daan yàpp bon fu mu nekk ni daaloon mais marché yi tëju ñu et puis aussi boo ko xoolee les grands marchés les grands rassemblements ba léegi mu ngi continuer di am ñun en fait ñun loolu moo ñu tiital tuuti parce que ñun ñu ngi fii di leen suivre grâce à vous les journalistes ñu ngi xam lépp loo xamante ne xew na ci Sénégal ci maanaam ay mesures ak ay comportement ak ay instructions bon bu ñu xoolee jéem a comparer ak fii dañuy daal di ci tuuti parce que li fa am yëpp amu fi donc ñun maanaam on vit un peu au rythme du Sénégal yéen la ñuy déglu di jéem a comporter wu en attendant parce que fii peut-être que ci kanam na am yeneen développement. Très bien léegi am na loo xamante ni tamit nemmeekoon nañ ko foofu en Guinée mooy ay jongante yu fa amoon est-ce que amoon na impact wala bokkoon na si lu ñu décrier na lañ ko vivre woon foofu. lan ci. jongante yi fa amoon.
enfin oui d'accord élection yi waaw xam nga loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni xawoon na tiital nit ñi tuuti parce que bi ñu def élection yi dafa fekk juste ñu découvrir les tout premiers cas ñu yaakaaroon ne sax xëy na daañ ci dellu si mais bon finalement mujj nañ ko def bon loolu nag tiitoon nañ ci tuuti mais yàlla sotti na ci ndox mu sedd guy parce que bon boo ko seet même dans la presse amul benn recours gars yi daal di valider élection yi ñu jàll noonu mais en fait fii bon li ma mën a wax dans la communauté sénégalaise y a pas de problème parce que fii y a une grande union bi fi nekk sénégalais yëpp se retrouve là-dedans ambassade bi jëloon na en tout cas joxoon na jottaloon na nit ñi ay toutes les informations nécessaires les distanciations sociales ak lépp loo xamante ne nit mën na ko def pour bañ a feebar bañ a contaminé wu ambassade baa ngi ci liggéey am na groupe WhatsApp boo xamante ne aussi les gens se retrouvent là-dedans pour mun a communiquer yenn information yi mais pour l'instant tout se passe très bien au niveau de la communauté sauf que rek xam nga chaque année benn date lañ doon am boo xamante ne ñëpp doon ñu gisee muy 4 avril xam nga ni yëf yi demee moom finalement bon voilà coronavirus oblige li mujjul am ni mu daan amee quoi dans le passé. alors en tant que sénégalais bu nekk bitim réew nan ngay xoolee coronavirus bi ci sa réew fi nga sosoo. noo koy xoolee nooy xoolee askan wi est-ce que jàpp nga ni jël nañ conscience bu baax est-ce que am na loo leen bëgg a dolli ci wàllu woowu. waaw xam nga Khalifa xëy na daañ la sax xam na nit ñi nañ sax damay def pour corporatisme mais vraiment man damay sant di gërëm presse sénégalaise li mu liggéey ci coronavirus dañ ko jël def ko seen problème dañ ko jël def ko matière boo xamante ne vraiment nit ñaa ngi koy traité tous les plans sans exagération sans battage mais l'information juste di joxe lépp loo xamante ne aju na ci coronavirus et là vraiment le public en a besoin. le passé aussi ñu ngi seet compte rendu quotidien yi nga xamante ñu ngi koy def di ñu yee ci tous les détails maanaam fii man su ma doon ne 621 cas bon mënuma la ñaata importé la mënuma la contact la mënuma la communautaire la mais Sénégal léppay leer dañ leen ne fii la jaar xamante ne aussi mesures yi jël nañ ko di ko respecté couvre-feu bi vraiment ñu ngi suivre lépp mais lépp nag grâce à vous te ñu ngi ciy rafetlu bu baax parce que di la boo xamante ne xëy na kenn mënu ko contrôler waaye di suivre évolution aussi dina la permettre nga fagar bu baax daal vraiment yéen la ñuy remercier nag toute la presse sénégalaise par rapport à ça vraiment ça a été un travail impeccable sénégalais yi foo leen fekk tey ñu ngi branché wu ci seen télé muy ITV muy enfin bépp chaîne boo xamante ne muy Sénégal toutes les émissions sont suivies ici moo tax d'ailleurs xam naa damay ne sa gars yi def couvre-feu ñi di animer parfois ñu xalaat diaspora bi parce que c'est important gars yi dañ leen di suivre xam ne au moins on pense à eux un tout petit peu quoi. Absolument tout à fait fi moom ñu ngi xaar diaspora bu baax a baax jërëjëf doyen Abdoulaye Dabo balaa ngay dem rek benn xibaar on nous apprend à l'instant que benn gaal bu fee sax nit moom moo teer Yoff ci jamono ji waaye jeunes Yoff yi jóg nañu ngir daal di fàggu téye nañ leen foofu di xaar gendarme yi ñëw voilà donc une pirogue remplie de monde a accosté à Yoff à l'instant les jeunes sont intervenus et on attend l'arrivée des gendarmes waaw loolu mooy xibaar bi ñu fi dab léegi kon doyen Abdoulaye Dabo ñu ngi lay gërëm di la sant nga nekkoon foofu ca Guinée Conakry fa nga sanc ci CIS TV di la ñaanal yàlla matale lépp li ngeen fa sumba gisat leen ak seeni jaboot ci anam yi ngeen ko bëggee di la gërëm di la sant kon xibaar bi mu ngi noonu am na gaal gu teer ca Yoff mooy li ñu doon wax sànq ak maire bi donc bu fekkente ne nii dafa am ay lu ñuy jël ci ay dogal ngir aar doomu aadama yi bu fekkente ne doomu aadama yi ñu bëgg aar ñoom ñoo nanguwul ku leen aar foog naa ne du sutti ndax mbir mi ni ma ko waxee di ko faral di waxee du mbirum nguur gi du mbirum makkaanu jëwriñ ji mbirum ku nekk ci ñun la taxawaay bu ci nekk rek mën naa ñoŋal xeex bi ba ñu am ci ndam taxawaay bu ci nekk mën na kaa gàllankoor nasaxal ko ba ñu am ci lu ñu neexul ba tey nag xamaguñu gaal googu fu mu gaale ak lu doon yéene bi ak fu ñu bàyyeekoo waaye daal li wér te wóor mooy jeunesse bu Yoff am nañu conscience su taxaw téye leen ne leen du ngeen fi teere ba gendarme yi ñëw lijjanti ak ñoom
loolu mooy li nga xamante ne ni moom moo fi bees donc daañu delluwaat léegi ni ma leen ko diggee woon sànq ak kooki di maire bu Saint-Louis di Mansour Faye ngir ñaareelu xaaj bi ñu jagleel ko rek casquette tuuti rek li nga xamante ni moom mooy makkaana jëriñ ji mu jiite yore lépp lu jëm ci wàllu développement communautaire niki noonu lu jëm ci mbirum équité sociale ak territoriale loolu dana si baax ngir mu indil ñu lenn ci ay leeral ci yi nga xamante ne jotoon na fi xew ci ayu bés bi docteur bi ñu doon xaar muy docteur Sidi Ahmed Dia mu ngi jéggalu ndax nee ne dafa amoon gàllankoor ndax jamono ji dafa nekkoon ci yoonu dafa nekkoon Thiès di liggéey ba tey ci mbirum coronavirus bi waaye bi muy oññeeku daal si la am ay yeex ba daanaka mënutoon a accès ci waxtu donc mu ngay jéggalu moom docteur Sidi Ahmed Dia war na ñëw tontu ci seen ay laaj waaye bon foog naa ni xeex bi benn la rek ku nekk comme mu ngi au front mu toogoon fii wala mu dem Thiès bu gënoon a jàmp rek mooy bu Thiès bi kon moom la defi woon ba tax oññeeku bi matalal woon ci wàllu jot ngir mu teew fi mu ngi ciy jéggalu ñu ngi koy jéggal te di leen jottali ay ak njéggalam sàkku njéggalam daañ jël siwaat ak yéen ak beneen docteur bu soo suñu borom ëllëg ni ñu ko baaxoo rek ngir lépp lu ngeen umpale ngeen mën koo gën a leeral lépp loo xamante ni itamit lu desee leer la ci seen bopp ngeen mën kaa leeral ak docteur yi waaye lu ko mooy comme ni ñu ko baaxoo rek laataa ñuy jeexal daañu quand même ubbil leen tuuti rek ngeen joxe seen xalaat ci tolluwaayu réew mi jamono ji ak coronavirus bi ci numéro bi ngeen miin muy 33 824 88 06 lu ko jiitu daaju dem ni ma leen ko waxee sànq fekkiwaat maire ba ngir ànd ak moom ci ñaareelu xaaj bi daañu dikkaat ak moom léegi bu fekkente ne jàppandi na ngir mu daal di mën a waxtaan ak ñun ñu fekkiwaat ko kon moom Mansour Faye asalaamaaleykum Mansour Faye daañu dikkaat ak moom léegi en tant que maire bu Saint-Louis la doon addoo sànq en tant que ministre lay addoo bu ñu ko jëlaatee ngir jox ñu ay xibaar ak ay leeral ci la koy teel ci makkaana jori ji nga xamante ne jiite na ko muy ministère bu développement communautaire équité sociale et territoriale moom Mansour Faye kon la ñuy àndaatal ci kanam tuuti ndax ni ngeen ko xamee am na ndimbal loo xamante ni yëkki nañu ko mu jaare ci makkaanam ndimbal loolu le commissariat bi nga xam ne mooy commissariat à la sécurité alimentaire di banqaasu makkaan gi bu ñu jëndee dund googu ñu war a jàppale askan wi kuréel googile di banqaas googile aju ci ministère am mooy banqaas gi nga xam ni daanaka moom mooy ka koy ñoŋal ngir mu daal di àgg fa mu war a àgg ci wàll woowu nag daañu si sóob gouverneur yi daañu sóob préfet yi ak sous préfet yi ci lu ñuy lëkkaloo ak force de défense et de sécurité waaye tamit lu ñuy lëkkaloo ak maire yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci mboolem gox yi mu yitteel ngir ku ci nekk rek mën caa gis sa bopp ci wàllu woowule dina amit kuréel goo xamante ne dañu koy samp ci gox bu ne loolu lépp ci wàllu leeraange gi ba nëgër nii ngir kuréel googu daal di def li ñuy oowee identification maanaam képp koo xamante ne nii yittewoo nga ko ñu mën laa ràññaatle ñi ko yittewoowul bu ko defee ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo tigi mën saa jot mu doon luy gën a leer ci seen i bopp kon mbokk yi loolu mooy tey li nga xamante ni moom mooy solo waxtaan wi fii ci ànd xeex coronavirus ci pàttali rek xibaar boobu la ñu leen àggee sànq muy gaal gu teer ca Yoff ngir ñu daal di xawma lu ñu fa doon uti ak lu ñuy uti ak fu ñu bàyyeekoo loolu lépp gendarme yi daañu ko leeral ndax jeunes Yoff génn nañu téye leen ca tefes ga loolu dafa ñuy fàttali rek li xewoon Vélingara fan yi weesu ba ñu leen jotee jàpp dañu leen yóbbu quarantaine bi ñu leen yóbboo quarantaine gis nañu ne ci xayma yi keroog bi nga jëriñ ji di lim am na juróom-ñaar yoo xam ne si ñooñu la ñu bàyyeekoo kon képp koo xamante ne nii juddub réew mi nga ak foo mën a nekk ci àdduna bi mitti na waaye da ngay xalaat rek ne boo ñëwee ci réew mi sa jaboot nga jëm te boo jëmee sa jaboot it yàlla xam na ni ba mënta la ñoom ngay njëkk a lor li nga xamante ni également lu am solo la mooy jamono yi frontières yi tëj na képp ku porox ndollu ba dugg ci réew mi daal di nga dogoo ak li la yoon santé muy loo xamante ni mën na la indil ay gàllankoor waaye lii responsable sax mooy boo fexee ba rëcc ba dugg ci réew mi ndax frontières yëpp daanaka yàlla rek man kenn mënu kaa faf matalee tëj boo duggee nga am sax ak dal ak matuk seeti waa kër docteur ngir ñu daal di xool saw yaram
nga isolé sa bopp boo ko mënul ñoom nga dénk leen seen bopp ñu saytu la isolé la ba nga bañ a lor benn doomu aadama foog naa ne loolu mooy attitude bi gën a responsable nga xam naa ni gàcce weesuwul nga daal di indil aw lor saw askan indil aw lor sa jaboot ndax loolu kenn xamul bu ëllëgee fan lañ koy nittalee ndax jàngoro joo xamante ne nii kenn xamagul lan moo koy faj kenn xamagul donc ku nekk rek ci wàllu wa nga féete na nga fexe matale sa taxawaay matale sa bëgg-bëgg te képp koo xamante ne nii tamit ab jullit nga wàccoo ak li diine digle boo bàyyeekoo fu jàngoro ji am jëm fu mu amul toogal fa nga xamante ni fa nga ne ba mbir mi daal di dal loolu mooy la nga xamante ni moom lañ si daal di jàngale kon comme jàngoro ji jamono ji wër na àdduna ku nekk rek jàppal si yàlla nga toog fa nga toog ba yàlla def li gën ñu ñëpp ñu ànd rek nekk si jàmm bu sooyee suñu borom kon ñu dem fekkiwaat Mansour Faye maire bu Saint-Louis asalaamaaleykum. waaleykum salaam encore une fois sëñ Khalifa ngay fay bu baax. bi yoon dama naan monsieur le ministre ndax boobu dañ siy cof tuuti rek xam nga mbirum séddale fu ñu ko tuddee rek daanaka si leen yéex ñi sant Cissé dañ si gis seen bopp ba tax na dafay baax ñu leeral bi weesu am na ay lënt yu ci amoon jotoon nañ kaa sax jot a leeral fii ndax am na benn maire bu ñu jotoon moom leeral woon sax si boppam moom en tant que maire donc tey en tant que ministre lan ngay leeral ci ndimbal loolu nga xamante ne ay vivre la yu ñu war a séddale ñi nga xamante ni ñoo ko yittewoo tigi te ñi nga xamante ni sax daanaka ñoo si ëpp ñu ngi ba noppi ci seenu mbind maanaam ci seen i xët yi nga xam ne denc ngeen ko muy seen fichier yi. dëgg la xam nga président de la république dafa am programme bu am solo boo xam ni daf ko doxal tuddee que programme de résilience économique et sociale pour xeex lépp loo xam ni moom la feebar bi maanaam indi donc ci loolu dégg ngeen sànq wàllum courant bi les factures courant ci tout 15 milliards dégg nga wàllum maanaam ndox mi ci à peu près 3 milliards gis ngeen aussi koppar yu ñu jagleel santé ci lu toll à peu près 64 milliards dégg ngeen lu muy jàppale la diaspora ci lu toll à peu près 15 milliards 12 ou 15 milliards jàppatuma chiffre boobule mais bu ci am solo mooy programme bi nga xam ni moom la jagleel lu ñuy wax appui aide alimentaire mu jagleel ko lu toll ci 1 million de ménages bu ñu ne 1 million de ménages mooy 1 million de njël ku am njël ci nga bokk kooku bu nga xayma ni njël bu nekk fukki maanaam doomu aadama dana fa nekk loolu dana xaw dal entre 8 ak 10 millions de sénégalais donc day ëpp genn wàllu sénégalais mu nekk programme bu am solo boo xam ne dañuy indi ndimbalu maanaam dundu askan bi borom njël bu nekk di nga am lu toll ci ñaari saaku 50 kilos muy 100 kilos ceeb indi 10 kilogrammes de sucre 10 litres d'huile indi jox la 10 kilogrammes ay pâtes maanaam lu macaroni wala vermicelle jox la aussi maanaam benn paquet saabu boo xam ne dañ def fukki saabu ak juróom-ñett loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne askanu Sénégal moo ko moom président moo leen ko jagleel ci wàllum feebar bi nga xam ni jafe-jafe yi mu indi pour taxawal jàppale askan bi taxaw askan bi loolu nag du nekkul lu tuuti lu rëy la su may fàttali ko commissariat à la sécurité alimentaire bu daan joxe dund ci wàllum ceeb ci at mi yëpp du joxe 10 000 tonnes at mi yëpp du joxe 10 000 tonnes tey jii programme bi dana indil tonne maanaam 140 000 tonnes loolu lu rëy la donc et c'est la première fois lu mel ni am Sénégal donc pour mën organiser lu mel noonu du caaxaan du lu ndaw donc ay pàcc yu bëri la pàcc bu ci jëkk dañuy ñan ñoo ko yellool ñu ni 1 million de ménages yi maanaam 1 million njël ñi ñan la ñu ni ci biir 1 million yi am na ñoo xam ni maanaam bindoon lañ leen maanaam ba ñuy defar les bourses familiales ñu tudde leen ñooñu nekk ci lu ñuy wax le registre national unique ci biir registre national unique am na ñu am bourse familiale nekk ci y a 316 000 ñu nga xam ni bénéficiaires de bourse familiale mu amoon lu des ñoo xam ne jotuñu ko ñoon am dara bu ñu xaymaa ñëpp ñu nekk nag ci registre boobu mi ngi toll ci 588 045 ménages xam nañ leen xam nañ fu ñu dëkk am nañ seen adresse am nañ seen numéro téléphone ñooñu dañuy bénéficier wu ci ndimbal bi nga xam ni maanaam état bi daf ko joxe
mu am lu des loo xam ni pour million bi mat yu war kaa mën a wuti loolu des ñu ngi koy xaymaal ci maanaam 411 955 ménages donc loolu ñu war ko wuti ci bépp commune bu nekk ci Sénégal maanaam ci juróomi téeméeri communes yi ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ni ñi ngi Sénégal ci anam boo xam ni anam bu ñu bëgg mu jaar yoon la anam bu tegu ci yoon donc loolu ñuy wuti ci communes yi dañu dem seeti ANSD ñu leen dañu bëgg nga séddale ñu lii ci commune nekk Sénégal yépp ak maanaam nu mu mën a nekk techniquement ñoom ñu ñuy xool commune bu nekk maanaam lu mu toll ci ay population tolluwuñu commune tolluwuñu ci ay wàllum population maanaam ci wàllum démographie commune yi aussi am na ñi ñoo xam ne xëy na dañoo xaw a néew doole am ñee am doole tuuti ñooñu loolu ñu war leen tuddee par exemple avec la carte de la pauvreté loolu ANSD jël séddale maintenant maanaam loolu des séddale ko commune yëpp bu ngeen seetloo tey am na journal boo xam ni maanaam commune yëpp seen wàll feeñ na donc léegi bu loolu amee mu des tànneef bi parce que ñun maanaam chiffre yi ñuy joxe ci commune bi la yemagum léegi bu demee ba ca commune bi nag moo koy séddale bu fekkee dëkku taax yi la moo koy séddale ci quartier yi bu fekkee c'est les communes rurales moo koy séddale les villages loolu nag bu mën a nekk dañuy teg ay comité wala ay commission bu ci jëkk mooy commission bu nga xam ne le gouverneur de la région moo ko jiite toftal ci le commandant de légion donc bi nga xam ni mooy gendarmerie ak commandant de zone bi nga xam ni moo amee l'armée gi bu ñu gouverneur organiser loolu ba pare ci suufam mu def fa le préfet du département préfet bi aussi madame bu gouverneur foofu nekk sax d'ailleurs dama ci dellu soit y a les chefs de services régionaux ou les directeurs régionaux madame directeur régional service de développement communautaire maa nga fa le chef de service régional de l'action sociale mi ngi fa ak yeneen chef de service régionaux yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaan googule ci suufu gouverneur mu nekk préfet nekk fa le préfet de département bi ñu koy wër maanaam mu nekk le commissaire wala brigade de compagnie wala brigade de compagnie wala aussi maanaam wax naa commissaire brigade de compagnie donc mooy gendarmerie ma nga fa ak aussi ku nekk militaires yi aussi dañ fa nekk ci kuréel boobule boo lekk yeneen services yi nekk yoo xam ni au niveau donc du préfet après préfet bi y a le sous-préfet niveau arrondissement aussi même organisation même kuréel moo fay nekk bu ñu jugee ci ñooñ nag dañuy wàcc nag ci maire yi ñu ni maire yi y a le maire mais aussi y a les personnes ressources am na les imams am na les organisations communautaires de base am na bépp kuréel boo xam ni am nga taxawaay ci commune bu nga nekk nga ñëw ànd ak maire bi les élus sax mën nañ leen ci boole maanaam député yeeg maanaam les hauts conseils ak vraiment ñu nga xam ni mën nañoo jàppale liggéey boobule. bu loolu weesoo nag lu ci gën a jafe mooy au niveau des quartiers parce que bu fekkee bu ñu nee la commune urbaine ay quartiers fa nekk il faut que mu am des commissions yoo xam ne ou des comités d'identification mooy ñuy tànn ak ñuy sélectionner ménages yi nga xam ne ñoom ñoo yell loolu nga xam ndimbal boobu nga xam ne day jógee ci état bi foofu nag moo doon xaw am jafe-jafe parce que am nañ ci ay cas yoo xam ni peut-être de chef de quartier da doon tëju ci néegam defar listam mais cette fois-ci dañu jël ay matuwaay ñu ni il faut am société civile il faut que mu am les ASC mooy les associations sportives wala les organisations communautaires de base wala képp koo xam ne wala les conseils des quartiers képp koo xam ni da ngay yëngatu ci kuréel ci quartier donc bu boobaa le préfet dana valider comité boobu nga xam ni moom le délégué de quartier bi maanaam teg avant ñuy commencer tànneef bi parce que dañu bëgg tànneef bi mu nekk assemblée populaire. très bien amatul tëju. amatul laqatu. amatul def dara pour mën a tànn. ñi nga xam ni ñoom ñoo yellool mbir moom la loolu nag après ñoom ñu remonter liste bi. waaw mu am circuit de validation. valider ko préfet valider ko gouverneur valider ko ñu xam nag ñan ñooy yellool ndimbal boobu nga xam ni mooy ñëw foofu. très bien alors monsieur le maire balaa ñuy. loolu mooy wàllu tànneefu loolu mooy wàllu tànneef nga baal balaa ñuy poursuivre ñu joxe benn xibaar muy Hissène Habré doonoon njiitu Tchad la woon te ñu jàppoon ko ci kaso bi tëj ko ngir crime de guerre crime contre l'humanité bàyyi nañu ko. bi marax di maasa la ñu ko bàyyi donc daañu ci gën a dikkaat ci yeneen i xibaar ci anam yi mu gën a yaatoo
kon monsieur le ministre. xibaar la waaw kon xibaar baa ngoog. voilà. xëy na effet corona la xëy na mais bon de toute manière bu si kanamee tuuti dinañ ko gën a yaatal incha allah. baax na. voilà donc monsieur le maire ba tey monsieur le ministre bi yoon li nga xamante ne moom mooy séddale bi am na ay préoccupations ci ñenn ñi nga xamante ne dañu jàpp ne 1 million bi fan lañ ko teg ndax comme bu fekkente ne ni Sénégal dañu ne c'est plus de 15 millions d'habitants est-ce que bu ñu nee eh bien 1 million la ñuy jagleel ndimbal li dafay wundu ne 1 million de pauvres la ñu am Sénégal préoccupation la bu ñu léegi sànq ci i-radio ñu ne woon daañu la ko jottali. non amuñu 1 million de pauvres Sénégal en 2011 ba ñuy maanaam ANSD xayma ñu ci pauvre dafa tolloon boo jëloon téeméer bu nekk ñeent fukki la ak juróom-ñaar. 42% kooku c'était en 2011. fii ma 47 non ñeent fukk ak juróom-ñaar 47%. 47%. 47%. très bien. 47% moo doon le taux de pauvreté en 2011. projection 2020 bi ñu nekk maanaam ñu ngi ci à moins de 40% de taux de pauvreté. donc pauvreté bi wàññeeku na parce que maanaam depuis 2012 ba léegi dëkk bi président de la République politique am dafa indi croissance indi na croissance. indi na production mais 1 million bi moo leen jaaxal en réalité 1 million bi moo jaaxle 1 million bee leen jaaxal loola ba nga expliquer ñu rapidement. non 1 million bi. maanaam choix la comme dañ ni maanaam registre unique bi ci loo xam ni mooy la carte de la vulnérabilité am na 588 000 ménages yoo xam ni jàpp nañu ñooñu c'est des ménages vulnérables des ménages pauvres. mooy ñi am bourse mais xam nañu feebar bi ñu ngi ci biir am na ñu am bourse familiale am na ñoo xam amuñu bourse. parce que bourse yi jàppale ni 316 000 maanaam borom njël ñoo am bourse. donc boo dénnee 316 000 ci 588 000 maanaam des na lu toll ci ay 260 000 ménages yoo xam ni. dañuy jàpp ni ñoom amuñu borom néew doole lañu waaye amuñu ndimbal. très bien parce que jotuñu am ndimbal. donc loolu moo am pourquoi 1 million parce que xam nga activité économique ba dafa wàññeeku. am na ñoo xam ni doon nañu liggéey ñi nekk ci transport. ñi nekk ci maanaam même dans le secteur informel tu vois ñi nekkoon même ay doon liggéey aéroport wala doon jaay lii wala doon jaay lele doon dem di dellu si xëy na ñooñu feebar bi nu activité taxawee donc dafay gàllankoor seen liggéey donc loolu la ñuy envisager rek def benn chiffre ni nañu mottali 1 million bi. comme ça au moins dana mën a laawal lu ñu bëri parce que boo jëlee 411 000 nga multiplier ko par fukk. loolu mën na à peu près ci 4 millions de sénégalais yoo xam ne jàpp nañ ni maanaam ak seen activité économique taxaw bi mu taxaw mbirum coronavirus bi moo ko indi. loolu moo tax ñu arrondir que 4 à 8 mu nekk 1 million de ménages. oui 4 même à 8 millions. ah non parce que xam nga da nga koy yokk. voilà da nga koy xam nga boo nee 400 000 ménages. ménage bu nekk borom jël bu nekk dañ ni xëy na fukki juróom-ñett wala fukki doomu adama fa nekk. loolu moo tax ñu koy multiplier par 8 wala multiplier par 10. bu ñu ko multiplier par 10 bu nekk 4 millions de sénégalais. donc loolu moo tax ñu ne les 1 million de ménages c'est à peu près entre 8 millions et 10 millions de sénégalais parce que ñëpp xam nañu sénégalais kër yi dañoo xaw a njaboot. en moyenne dana mën na ko sax ëpp mais en moyenne noonu la ñu koy jëlee. donc 1 million boobu. maanaam moom lay lii di am impact mais jàpp leen ni mesures yi président jël pratiquement dana toucher sénégalais yëpp. dana toucher sénégalais yëpp parce que boo jëlee ci wàllum courant jël fay benn bimestre dana dal ñu bëri boo jëlee ci wàllum ndox nga fay benn bimestre dana am ñu bëri xam dana dal donc man gëm naa ni. lii état bi jël comme mesure dana ëpp 1 million de ménages ñii ñooy am peut-être ndimbal bi ci wàllum dund ñee am ci loo xam ne état bi da leen ko wàññil ci dépense yoo xam ne dañ ko def seen biir kër yi. très bien alors ndimbal bi aussi pour nit ñi toog seen biir kër la ndax yaakaar nga ni wala yow sa gis-gis est-ce que envisager nga lu ni mel par exemple bu fekkente ne dañu ne confinement total mënul am parce que nii dañuy xëy di dàq dépense bu ñu leen dimbalee ci dépense boobule est-ce que du coup waruñu ko mën a envisager ngir gaaw xeex jàngoro ji nu mu gën a gaaw mu jóge fii. waaw xam nga mbirum confinement xëy na il faut que waa santé
def appréciation pour xool est-ce que daañu mën a egg ci confinement wala déet. donc loolu il faut ñoom dañuy analyser te gëm naa ñu ngi analyser mais nii ma gis par exemple résultats yi ñu am ak prise de conscience bi am ak lii état bi na leen dimbali ñu gën a mën a toog seen kër xëy na mën nañu bañ a egg ci confinement. parce que booy def analyse résultats yi rek démb gis ngeen les cas ñaata la tey gis nañu cas yi ñaata la. mi ngi niroog luy wàññeeku yàlla moo ko catu nag. dañuy ñaan mu continuer wàññeeku parce que mesures yi xëy na moo ko indi buy continuer nii rek. aman na ñu bañ a egg ci confinement parce que xëy na du ko laaj mais loolu yëpp ñu ko yellool ñoo koy xool mën a jël décision confinement mais lu ma bëgg waxaat aussi mooy gis nga wàllu ndimbal bi nga xam ni état bi dana ko joxe dana ko daaral ci yoon tey jii rek dama réunion ak waa l'armée ak gendarmerie pour gën leen boole ci biir pour que mbir mi gën a mën a jaar yoon justement parce que lu ñu bëgg mooy loolu dañu bëgg justement maanaam lii di joxe mooy mu mën a jaar yoon. justement à part jaar yoon bi am na beneen aspect bu am importance xam nga sàmbeen yi buñ di séddale aw lekk duñu ànd ak seen sago est-ce que yéen envisagé ngeen loolu pour être en phase ak benn ces recommandations yi mooy bañ ay regroupement ak yu demee noonu parce que gis nga ni ñuy rangee boulangerie yi. waaw loolu moo tax maanaam ñu yaatal mbir mi de telle sorte que ni daañu jël ay motuwaay pour moytu regroupement yi waxuma du am de parce que xëy na dana xaw a jafe. pour nga mën ko tere mais boo ci boolee l'armée boole ci gendarmerie boole ci police boole ci administration territoriale boole ci les relais communautaires boole ci les APDC boole ci ñëpp képp koo xam ni parce que tey fu mu nekk ni am Sénégal dafa bëri des gens volontaires nga xam ni dañuy ñëw pour jàpp ci mbir mi gëm naa ni daañu jël ay matuwaay yi nga xam ni regroupement bi dana néew loolu wax ma du am nag mais gëm naa ni dana néew parce que nit ñi seen bopp kenn gënu leen bëgg seen bopp kenn gënu leen bëgg aar seen bopp. donc xam naa ni dana néew lu mu néew bu soobee suñu borom daay fexe mu gën a néew loolu. alors monsieur le ministre kañ lay tàmbali loolu question Cissé la kañ lay tàmbali séddale lekk yi. waaw waaw xam nga mbir mi du lu tuuti tey jii ñi ngi woon liggéey ci wàllum xam nga dama lancé woon appel d'offre boo xam ni mënoon nañ ko bañ a def parce que code des marchés génne woon na lii ci maanaam procédure yi mais dama bëgg lu transparent moo tax ma lancé woon appel d'offre ni ngi nag liggéey ci offre yi liggéey nañ ci tey su am jàmm bu neexee yàlla dana pare xëy na bu paree su am jàmm fii leeg àllarba alxames daañu jublu ci wàllum contractualisation fournisseurs yëpp ñoo xam ne tànn nañ leen gëm naa ni seen stock pare na buñ leen ne alors rek ñu jóg lu ñu bëgg nag mooy fii leeg en tout cas man nu mu gënee gaaw fii leeg semaine bii di jeex suñ ko mënee tàmbali parce que amatuñu samedi amatuñu dimanche ba fekkee même par nañu fii leeg dimanche ñu mën ko tàmbali dimanche jëlee ko fii ci Ndakaaru Njaay am yu yóbbu ci à l'intérieur du pays wala commencé jël Dakar di séddale ci biir Dakar à partir du RNU parce que dañuy tàmbali séddale par RNU bi mooy registre boobu nga xam ni am nañu adresse yi am nañu tur yi am nañu téléphone yi suñ ko mënee tàmbali fii leeg dimanche au plus tard dañ ko tàmbali sinon la semaine prochaine bu soobee suñu borom dana tàmbali. très bien jërëjëf ñu lay gërëm di la sant. ñetti semaine laa waxoon. ñetti semaine laa waxoon. mais gëm naa ni yaakaar naa ni mën nañ bañ yegg ci ñetti semaines yooyu mbir mi tàmbali. mu neexee yàlla na ko yàlla matale ñu ngi lay gërëm di la sant Mansour Faye muy maire bu Saint-Louis wax na ci casquette boobu casquette bi mu jeexalee mooy ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñaari xibaar yi nga xamante ni moo gën a fës ci yi fi génn mooy fileek lu néew Golbert Diagne daañu ko tuddee rue wala boulevard bu yaatu foofu la ca digg Ndar ngir delloo ko njukkal muy yéene boo xamante amoon nañu ko nee ñu laata muy génn àdduna beneen xibaar bi mooy lu jëm ci wàllu distribution bi dana bar fii léegi ayu bés wala bi si topp bu sooy suñu borom danañ ko matale kon ñu ngi lay gërëm di la sant monsieur le ministre maire de Saint-Louis Alassane Samba Diop la ñuy dem fekki ci kanam tuuti ngir mu daal ñuy indil ay leeral ci li nga xamante ni moom moo fi bees muy génn kaso bu Hissène Habré doonoon njiitu réewum Tchad te ñu tëjoon ko ci tribunal africain boobu nga xamante ne nii sampoon nañu ko fii ci Ndakaaru ngir àtte ko ngir génne ko ci kaso bi ana lu tax ñu génne ko ak kañ la génn 19h la génn Alassane Samba Diop li ñu si jot a fortaatu ci ay xibaar yu wér ci l'info certifié fii ci E-Media danañu ko àggee Alassane salaamaaleykum. salaamaaleykum Khalifa Diakhaté.
Alassane yaa ngi jël plage yu téléspectateurs yi mais c'est important pour ñoom la parce que da nga leen indil xibaar Hissène Habré génn na kaso. waaw Khalifa Diakhaté Hissène Habré génn na kaso sànq ay boor yi 19h. 19h bi nga xamante ne bi timis bi jotee rek laata couvre-feu di jot la Hissène Habré génn ci kaso bi nag bu mu fa génnee ñibbi këram ca waxaam ci ay njabootam information bi nag exclusivité groupe E-Média la xamante ne Hissène Habré moom nekkoon na kaso bi léegi mot ñaari. 7 ans de prison la defagum Hissène Habré ci kaso bi. xam nga ne bu mu fa nekkee amoon accident bu mu amoon ci prison bi ba daanu tànk bi damm. jabar yi newoon na Hissène Habré état de santé mënu nekk ak prison bi nañ ko bàyyi mu génn ci kaso bi bu mu génnee dafa sur sortie boobu garde pénitentiaire yi xam direction pénitentiaire defoon na benn communiqué nee na loolu daal maanaam taxut mu bañ a nekk ci kaso bi waaye xam nga ne Covid kii bi dina bi maanaam coronavirus bi bi léegi ñëpp a ngi am njàqare ci mag yi nekk ci kaso bi surtout feebar bi nu mun a lawe ci biir prison yi Hissène Habré ñëpp xam nañu état de santé am amoon na jafe-jafe jabaram bindoon na encore nee na alerte avocat mi feebar bi am waruñu bàyyi Hissène Habré foofu ndaxte feebar bi bu ñu ko bàyyee foofu mun a am ay jafe-jafe ci biir maanaam kaso bi waaye état bi tontuwul woon ci loolu waaye xam nga ne feebar bi fu mu toll nu muy lawee ak jafe-jafe yu am ni xëy na loolu moo tax état Sénégal jël décision xëy na ak Union africaine da war a àndal ci loolu parce que xam nga ne cour africaine de droit cour africaine moo tëjoon Hissène Habré moo ko taxoon ñu jugé ko xëy na ñu génne ko ci kaso bi ndax état de santé am ak tamit pour préserver maanaam sa vie parce que Hissène Habré ci biir kaso bi dara dal ko foofu mun naa yeneen jéey mu indi yeneen complication indi xëy na loolu moo tax nguur gi jël maanaam dogal génne Hissène Habré ci kaso bi xam nga ne famille des victimes bi na ba génn nañ benn communiqué d'accord duñu woon ñu génne Hissène Habré ci kaso bi waaye tey dogal bi daan na Hissène Habré génn na léegi nag ci feek suba daañu xam lan moo tax état Sénégal de décision boobu. alors Alassane justement xam nga Hissène Habré mën nañu wax ne du prisonnier bu Sénégal donc loolu moo tax même ñi doon sàkku njiitu réew mi gracier ak yu ni méngool mënutoon ne parce que du woon prérogative am loolu est-ce que tey mën nañ njort ne xëy na njiitu réew mi daf ci jot yombal ak Afrique yi nga xamante ne ñoom ñoo ko àttalu ba tëj ko fii ci Sénégal parce que Sénégal dafa dalal procès bi dalal kaso bi. waaw Sénégal dalal na procès bi dalal na kaso bi waaye xam nga ne Sénégal moom responsabilité def Hissène Habré ci kaso bi. te Sénégal bu d'accord woon Hissène Habré kenn du ko jàpp dugal ko ci kaso bi waaye bu demee ba Sénégal nangu Hissène Habré ñu jugé ko fii ci Sénégal responsabilité am tamit engagé wu na ci loolu. xëy na dogal bi daanu ni xëy na bi nga xamante ne bu dogal bi daanu ni la budd nguuru Sénégal war naa mën a waxtaan ak Union africaine. pour ñu xool. lan moo tax ñu génne Hissène Habré ci kaso bi xam nga ne communiqué dina génn ci fan yi sax ci kaname tuuti nguur gi dina génne benn communiqué expliqué raison yi xamante ne moom moo tax ñu génne Hissène Habré waaye du ñu jotagum ci communiqué de Hissène Habré destiné à la maison d'arrêt de correction du Cap Manuel vient de bénéficier d'une autorisation de sortie de 60 jours il ne s'agit pas d'une libération mais d'une sortie sous escorte pénitentiaire à raison des mesures de protection visant à réduire la vulnérabilité du milieu carcéral face au coronavirus, l'administration pénitentiaire a accueilli favorablement la demande de permission formulée par Hissène Habré. Donc, demande de permission, libération, sous demande de demande de permission de 60 jours. Hissène Habré se retrouve dans une situation d'isolement total dans le quartier spécial qu'il occupe tout seul après la mesure de confinement des établissements pénitentiaires du 23 mars 2002, consigne du personnel pénitentiaire, suspension des visites et des plats extérieurs. Hissène Habré, âgé de 78 ans, est exposé au risque plus important de contamination au Covid-19 par le flux important de nouveaux arrivants en détention avec la multiplication des foyers de contamination de Covid-19, la marque du Cap Manuel complètement libérée de tous ces détenus transférés dans d'autres lieux de détention depuis le 22 mars, va désormais recevoir en isolement, dans les délais de la quarantaine, tous les placés sous mandat de dépôt de sexe masculin. Enfin, la libération du quartier spécial comprenant 6 locaux va accroître les capacités d'accueil de l'établissement pénitentiaire permettant une rotation des détenus en transit dans les 2 quartiers. Donc, Hissène Habré bénéficie d'une sortie de prison de 60 jours. Très bien. Dû au coronavirus, mais il sera sous escorte pénitentiaire. Voilà, donc gën na leer provisoire la 60 jours la. kon gën na leer Alassane
donc libération bi du libération niñ ko mënoon déggee au départ mais dañu ko mayandi lu toll ci ñaari weer ngir mbirum coronavirus bi ak ni mu mënee indi jëye ci kaso bi en réalité. waaw loolu la feebar bi jafe-jafe muy indi ci nit ñi. ak xëy na âge Hissène Habré moo tax nguur gi jël dogal boobu jox ko ñaari weer pour mu dem toog këram. donc libéragul en quelque sorte dañu transférer kaso bi këram en réalité. waaw dañu transférer kaso bi këram su escorte garde pénitentiaire waaye du nekk biir kaso ci biir këram la nekk te nañu gën ko mën a toppatoo éviter feebar bi xamante ne am na ci fépp ci àdduna te mun a am ci prison yi maanaam liberté la ba liberté sortie de 60 jours la ñaari weer la. genre de résidence surveillée quoi en réalité. merci beaucoup Alassane Samba Diop moo ñu doon àggee xibaar boobu doon ko leeral ak Hissène Habré Alassane est-ce que yaa ngi fi ba tey Alassane. maa leen dégg Khalifa. oui Alassane alors il y a également cette pirogue qui a accosté à Yoff fan lañ ci toll gaal gi teer Yoff. waaw pirogue bi accosté Yoff dafa jógee kenn xamul pirogue fii fu mu jógee dafa ñëw rek accosté Yoff ay xale Yoff na génn te loolu tamit xam nga rassemblement lay doon te ñu naan pirogue bi dafa wàcce waaye autorité Yoff yi dama woowi ay kilifa ñëw pour xool pirogue bi ay gendarmerie war na ñëw foofu ak benn car bi xamante ne Dakar Dem Dikk war na fa ñëw pour jël ñooñu yóbbu leen xool confiné leen xool ndegam ñooñu nekkoon ci pirogue bi dara dal leen waaye benn pirogue bi xamante ne kenn xamul fan la jógee moo tax jeunes yoo fi génn te génn bi tamit beneen attroupement la indi attroupement bi mun na indi rassemblement mun na indi aussi ay jiixi jaaxa ci feebar bi. moo tax gendarmerie war a wàcc fu Yoff tas rassemblement bi jël ñuy dugal la ci Dakar Dem Dikk yóbbu leen fenn ñu. très bien confiné ñu xool ñan lañ. fan yëpp dégg nga ni wax ji bëri na ci affaire pirogue yi yu jógee fenn bëgg def yenn plage yi ñu bëri xalaat nañu xëy na Sénégal yi nekkoon Espagne xam nga dañu ne Barça wala Barsak waaye dafa mel léegi Dakar wala Barsak. alors Alassane li leer mooy dañuy lancer appel mbooleem ñu mbokk Yoff yi ñu bañ a wàcc tefes ndax kasi wàcc foofu la ci tefes ga xamula ndax ñi dañu feebar ndax feebaruñu ndax am nañ corona wala amuñu ko parce que jamono ji man mi la wax ak yéen sax xëy na am naa ko kii kenn xamagul kan moo ko am ak ku ko amul donc ni ñu toog seeni kër bañ a seetaani parce que jamono ji couvre bi dugg na donc ku génn yaa ngi jalgati yoon nañu bàyyi ñi si war a liggéey ñu liggéey si Alassane. waaw loolu mooy yoon Khalifa Diakhaté xale yi war nañu bàyyi génn ci biti parce que gàttanu pirogue bi tamit day nekk li nga xamante ne mooy genre rassemblement lay doon. couvre-feu bi am na kenn warul génn ci couvre-feu bi nañu war a toog seen kër ndegam gendarmerie bi yëg na ko nañu bàyyi force de l'ordre yi def seen liggéey récupérer ñoom dugalante ak car Dakar Dem Dikk bi war a leen jël si yóbbu leen fenn ñu xool ñooñu lan moo nekk si ñoom. autorité sanitaire daan def li ñu war a def waaye ku nekk war naa toog kër respecté xamante ne dogal bi ñu jël parce que couvre-feu loi moo ko joxe ku nekk na respecté loi bi gën yoo fee dugg seen kër bàyyi loolu. toog seen kër parce que nguur gi def liggéeyam. parce que gendarmerie bi foofu daa def liggéeyam. bu dee dans un premier temps am nañu esprit citoyen xëy na bu gendarmerie accès sax mën leen a may dérogation gunge leen ñu ñibbi seen i kër waaye bu mu doon loo xamante ni xëy na day indi beneen xeetu rassemblement yeneen i jafe-jafe parce que ku génn tey di fekki koo xamante ne nii mu ngi si gaal xamoo fu mu jógee yaa ngi jël ay risques. bon risque yi nag la ñu jël moo tax ñu war a respecté li nga xamante ne nguur gi tëral na ko parce que signalé nañu ko yëf yi gendarmerie war a wàcc na foofu nañ ñibbi seen kër bàyyi yëf yi ak loxo gendarmerie def liggéeyam. c'est très bien aux gendarmerie parce que force doit rester à la loi jërëjëf Alassane Samba Diop. jërëjëf kon jërëjëf mbokk yi gis ngeen tey ànd xeex coronavirus ay xar kanamam du jeex ndax tey jii bu ngeen seetloo ginnaaw suñu docteur bi di Sidi Ahmed Dia dafa woon gàllankoor parce que mu ngi woon ci terrain bi à Thiès donc mu jotul woon a teew ngir tontu ci seen i laaj gis ngeen immédiat l'info certifié ñaari xibaar dab nañu fi ñu ànd si ak yéen wax leen ko en exclusivité maire bu Saint-Louis jox leen fi également ay xibaar en exclusivité te it am na heureusement pour moom wërsëgama plus de temps de parole que yeneen maire yi fi jot a jaar parce que effectivement suñu gan nga xamante ni moo fa waroon teew fii muy rek lépp ñu boole ko ci njariñu Sénégal ak xeex bi nga xam ni sumba nañu ko te bëgg si ndam muy fexe ba coronavirus daal di bàyyeekoo ci réew mi kon ñu ngi leen di tàggu bu sooyee suñu borom di leen jox dig daje ba ëllëg di gërëm Mass Mboup Modou Diouf ak Damiyul niki noonu Babacar Ndiaye mi ànd ak ñun tey jéggalu askan wi nga xamante ni waroon nañoo dugg ci ñaareelu xaaj bi ndax Alassane jël na ko waaye ngir seen njariñ muy joxe leen ay xibaar yu wér te wóor ñu bàyyi leen ni ñu ko baaxoo lii di Corona Net ginnaaw bu ñu gërëmee Cheikh Sall mi coordonné émission bi ci jàppandi gi di leen gërëm di leen sant te ñaan suñu borom mu aar ñu ci musiba gi
tey tamit di leen fàttali rek bu ñu ko miin ci dégg-dégg bu ñu ko miin ci aw làmmiñ ba fàtte ko ndax aw lor la ñuy jural ñu fanaan jàmm. salaamaaleykum mbokk Sénégal rawatina surtout sama sœur yi sama yaay suñu yaay booy ñi nga xamante ni si ñoom ñooy dugg ci wàññi donc ci période bii di nekk nga xamante ni si jamono jàngoro bi nit ñi dañuy utiliser lu bari li nga xamante ni si moom mooy gel antiseptique yi pour rey microbe yi et tout ñu koy woowee hand sanitizer. dama leen ci wan lu ndaw rek lu nga xamante ni si dina tax ñu moytu lii ngeen di gis nii palaat bu nga xamante ni si gis nga amul dara palaat kase la dama koy jël ma def ci tuuti gel bi su ma ko ci defee maanaam ñaari toq rek doy na mu ngi am 70% alcool 70% alcool su ma ko defee ci palaat bi ngeen gis ko nii ma jël li nga xamante si moom mooy bi di briquet bi di ko jéem a taal da ngeen di gis ni automatiquement en fait dafay jël flamme peut-être mën ngeen ko bañ a gis mais su may utiliser mouchoir bi tiimale ko ci di ngeen gis tàkk-tàkk bi ni muy ñëwee gis ngeen ko nii donc ngeen gis ni li ko waral mooy en fait alcool bi dafay jàpp tàkk-tàkk et puis surtout ñu ciy def très attention surtout bu nga xamante dañ ko utiliser suñu loxoy diw ko ci war a dem ci waañ bi war a tiim gaz bi wala cuisinière bi et tout lu ñu mën a utiliser wala matt bi ñu def attention surtout parce que mën na jàpp tàkk-tàkk ngeen bàyyi ci xel et que bu fekkee yaa ngi ci kër gi am nga possibilité utiliser li nga xamante si moom moo di saabu ak ndox nga def ko et que mu nekk li nga xamante si dañ koy utiliser bu fekkee dafa ñàkk pexe amuñu pexe ñu ngi ci biti amuñu saabu amuñu ndox ñu koy soog a utiliser mu ngi nii mais nag lu baax la lu ñuy protéger la mais surtout ñu def ci attention surtout balaa muy jël flamme loolu laa ni woon dama koy partager. ànd xeex coronavirus. Africain laay waxal. Parmi nous, il y a des conscients. Oui, mais aussi il y a des inconscients. Parmi les inconscients, il y a des cons et des chiens. Ban lak ngay dégg. Toogal sa kër. Joodo nder galema. Il sigi lukono. Please stay home. You are not an animal. Like a donkey, please use your mind and open it. Joodo de galle ji moo di